madame Ndiaye maa yëg nga Pack Tawfekh bi bés jagleel client yi. Pack Tawfekh. waaw ak Pack Tawfekh di nga mun am compte épargne compte courant ak carte bancaire. rax ci dolli di nga mun am assurance maladie ngir aar njaboot bi. man nga xam ne nawet bi su ñëwee sama doom Babacar tey feebar rek te garab yi dañoo cher lool. te lu si gën a neex mooy loolu yëpp ak ñetti téeméer dong weer bu ne. ñetti téeméer man daal sama xel dal na ak bésik. Alaaji waaw xibaar bu neex la am pour yow. xibaar bu neex. waaw ak offre d'épargne basique sa jafe-jafe yëpp jeex nañ ak épargne mineur épargne éducation ak épargne retraite di nga mën fayal sa doom yi ñu jàngi te it di nga mën pare bu baax sa retraite. lii nii laa soxla woon. sama xol sedd na kontaan naa de. sama càmmiñ ay waay sama càmmiñ baal ma de. soxna si amul solo. xam nga ak tolof-tolofu àdduna bi waaye ak Pack Tawfekh bi sama aajo yëpp faju na. ñoo ci bokk yam. ak offre d'épargne basique yi. sama aajo faju na. kon boog la basique est là. Maïmouna trouve du plaisir dans les rayons du splendide showroom Sacanal. Ici, faites attention à vos désirs, car vous trouverez tout en un lieu avec une variété de produits dont les prix défient toute concurrence. Madame Ndiaye exerce une activité très dense. Elle passe sa commande en ligne sur le site, puis passe au magasin plus tard et trouve sa commande bien prête. Elle ne perd vraiment pas de temps. Le monde bouge et il faut suivre son rythme. Amadou vit à l'étranger. Pour prendre bien soin de sa famille au Sénégal, il fait tout à partir de son bureau avec la solution Sacanal Magasin. Et vous, faites comme Babacar. Avec une commande en ligne, un paiement simple et sécurisé, il se fait livrer à domicile en 24 heures. Avec Sacanal Magasin, achetez au prix en gros et bénéficiez d'une remise de 5% pour tout paiement effectué en espèces ou par carte Sacanal prépayée. Sacanal Magasin, zone industrielle Solida Dakar, lot 38, téléphone 33 869 39 09, site web www.sacanal.sn. Sacanal Magasin, la solution à vos besoins. ànd ak Moustapha Gueye Moustapha kii mooy Ramdan kii mooy mobile mais mobile man gëj naa ko may mobile station yi amatul non. mobile léegi en tout cas ah. waaw mais xam nga amoon na ay station mobile. si station mobile. mais station mobile amatul. amatul léegi. moo tax xam naa war naa xoolaat moom affaire am. Ramdan station mobile Ramdan fu mu ne. Ramdan mi ngi nekk Dóor Dóoraat bu ñoom Zos. mobile nekk Grand Yoff Mbolo. ok mais am nañu taxawaay de. am nañu taxawaay. c'est de vrais athlètes ah. vrais athlètes surtout que mobile bien tracé bien dessiné mais combat bi nag je pense que day am benn problème mu déséquilibre ci ay action en général rek ëpp équilibre rek ci combat bi mooy am chance ba xalaat Aïcha ñu dem ba tey sous le contrôle d'Amadou Kati Diop mon maître mon entraîneur du ma juum tey xalaatuma juum sama dafa tàng tey jii mobile Grand Yoff mbooloo seen wàllu ndeyjoor gital tànku ndeyjooram Ramdan équilibre Dóor Dóoraat ba tey moom tamit tànku ndeyjoor fii seen wàllu càmmoñ ngeen bulu bula moom ki nga xam ne mooy Ramdan ngeen bul weex ki nga xam ne te mooy mobile vamos maa ñu dem téere ba ci gannaaw ayca Leewtoo jàppante loxo Boubacar salaamaaleykum kon fañ ndeyjoor gis ne Ramdan envoyé direct du droit mais direct bi mu envoyé nag vraiment taxawaay bi baaxul garde bi baaxul parce que booy dóor sa loxo dafay nekk sa kanam nga mën a dóor
bu dara ñëwee bii dindi ko mais Ramdan loxo baa nga ca gannaaw bu adversaire bi mobile doon fayu du ko mën a paare encore ñaari taxawaayu tànku Ramdan yi dafa sorente yoo trop mën na dóor bi ci kanam mais bi ci ginnaaw mënul dóor dara fi mu ne nii d'accord il faut vraiment nga am ay jambes yu xaw a semi écarté mais trop écarté c'est pas bon trop serré c'est pas bon juste milieu pour nga mun dóor droite dóor crochet vamos maa ñu dem dóor ba dalul jëlante nañu jël na ko bal ko aj ko nag ñaari li ñuy wax dëbb ñaax Boubacar dëbb ñaax boo ko déggee mooy ki jël ñaari loxoom bal ko ci ñaari poqataanu benn adversaire bi yëkkati ko adversaire bi intelligent wàcce ko ci kudd bi braaw bi dafa am importance loxo bi nga xamante ne mooy loxo Ramdan fi mu wàcc nii di yóotu gagné dafa am solo ba pare tànk bi mu jël pakk ko empêché ko mu dugal wala mu génne c'est important ni mu xaw a défini moom Ramdan tax na adversaire bi mën na ko yëkkati rek te doxam fu mu ko jëmee fi mu ne nii dugal na mais mënul dem parce que dafa wàccee tànk bi dafa jël ñu balankaar ko kepp ko léegi Ramdan dafa kepp ñaar loxo yëpp def tout son poids wàcc jëm ci suuf xamante ne tey mobile mën na ko téye rek mën na ko yóbbu à gauche kii kan la ba tey Sa Thiès dafa am défaitam bu njëkk en mai 2013 kan moo ko daan Malick Niang moo ko daan effectivement Ousmane mi ngi ci 20 points affaire yaa ngi tar attention ñu ne kii kan la déet ñëw ko ma xaaral ma ñëw dégg kii kan la dafay def lutte libre dafa am médaille d'or ci 8e jeu de la francophonie Malick Gningue jigéen la Manga Isabelle Samb déedéet mi ngi bëre ci catégorie 69 kilos moom Binti Géej Anta Samb mi ngi fi woon toog semaine bi ñu génn kan mooy diriger structure bii ñuy wax Fata Production Fata Production kan mooy diriger Fata Production moom mbër mag la woon ci làmb ji Malick Yékini Yaxya Diop Yékini moom Fata Production waaw kan moom bii palmarès ci kii kan la am na 14 victoires moo daan Malien moo daan Ngouda moo daan Gorgui Senghor moo daan Youssou Ndour moo daan Ndiaga Sarr moo daan Siré Seras moo daan Bismi Ndoye ñaari yoon moo daan Matar Sey moo daan Yékini Junior moo daan Boy Nar moo daan Souley Diop moo daan Tyson 2 ku moom boobu palmarès Garga 2 Garga 2 déedéet Elton Ousmane fi mu ne moo am 30 points jiitu na gars yi sànni karawaas ba kon ñaari 30 points la am Malick tamit 30 points la am moom it am na juróomi défaite Bismi Ndoye moom it am na juróomi défaite ci Bismi Ndoye Tonnerre Nes ak Tafatine ak Pakala moom la kan moom la Elton contre Sa Thiès lan moo doon slogan wu Boy Niang Amady Thiam bu jeexee jeex na am na moom tamit 30 bu jax na tey de ban présentateur mooy présentateur vedette bu émission wu làmb ca RTS kii Jaay moom moo tàkkale yow sa bos fay na moom bosam tàkkale Khadim Samb kon jibi moom it am na 20 points attention ban présentateur vedette mooy présenter émission de lutte ci Walf TV jibi kële moo tàkkale yow sa bos fay na naka Pape Alioune Mbaye 30 points pour Amady Thiam sa bos tàkk na ba fay moom bosam tàkk attention li ci des nag bëreetul ñeenti question ci des kii kan la moom
directeur de publication benn journal la moom directeur de publication benn journal la journal bi mu doon directeur de publication ci làmb lay wax moom la kat de toute façon Iba Kane am na fukki poñ yaa ngi ci 40 damay dem ci kii kan la bët dama leen di wan mbër mi ngeen xool ci ñeenti yooyu ban moo ciy bëtam da ngeen naan ma 1 2 3 wala 4 1 moo ciy bëtam wala 2 mooy bëtam 3 wala 4 mbër mi kan la Aliou Mané 2 xaaral ban moo ciy bëtam Amady moo tàkkale. 3 Amady moo tàkkale ah. 3 dëgg la 3 mooy bëtam. ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax yegg na 50 points. Mawo ndax am nga beneen kii kan la bët. Alioune Seye 2 ki tàkkale Malick Nying. Malick 3. déedéet 3 du bëtam déedéet bët bi feeñ na 4 mooy bëtam. bi kii ku tàkkale Amady moo tàkkale ba tey Amady. ban 4 bi la ah 4 bi la. du 4 bi. Jibi xaaral Jibi. 3. Jibi kon am na 3 bi Jibi trouvé na. attention bii moo mujj ci kii kan la bët. kii kan la. defal nag ban moo ci bëtam. attention borom diwlin j'adore Malick Nying moo tàkkale. 4. ah 4. 4. ah 4 moom la. defal nag defal nag du 4 du 4. xaaral Amady 3 la. Amady am na ko 3 la. tàccu leen Amady bu baax a baax a baax. alors léegi damay ñëw ci kii kan la en image. alors mbër mii nga xam ni dafa def ay sagar def ay affaire yëpp nga gis nag téere yi yëpp a ngi nii mbër mii pour yéen kan la. Siteu. Jibi Seye. Siteu la. déedéet du Siteu. Ousmane. Aliou Mané. déedéet du Aliou Mané. doomu mbër mu mag la ancien lutteur. doomu ancien lutteur la. Mamadou Ndiaye. ah Mamadou Ndiaye. moom la Mamati Ndiaye. day bëre frère am di bëre. frère am bi ñu ngi tudd Ablaye Ndiaye. mu nekk doomu Robert Ndiaye. ndeysaan ñu leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax a baax. acca ñu dem ci bi ci topp. kii kan la moom. Rëg-rëg. Amady. Rëg-rëg. Rëg-rëg Amady mi ngi toll ci 80 points. tàcc leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Papa Kati noo gisee yeewu Amady dafa mel ni dem na de. waaw Amady moom dem na moom kañ fi mu ne jiitu na moom ba jeex tàkk. waaw waaw. Fama noo ko jàngatee. xanaa ñu des xaw a góorgóorlu rek comme que question yi des bëreetul. incha allah ñu xaw a dab tuuti Amady. acca Maawo ñu dem ci ki ci topp. kii kan la moom. allez Amady. Eumeu Sène. Eumeu Sène. Ablaye Ndiaye. Jibi. Ablaye Ndiaye. Guèye déedéet Ablaye Ndiaye Ousmane. moom mës na daan Rëg-rëg ci finalu làmb. Hôtel Diop. ah. kii Mbaye. Hôtel Diop. Ousmane. Franc. ah Franc. non. Franc bu Parcelles Mbooloo. Franc bu Parcelles Mbooloo. attention. man ma keneen Mao. mbër mii yéen ñëpp xam ngeen ko. waaye nii mu taxawee nii ñu dëbb kanam bi tem ngeen bañ ko xam. ma joxe indice. waaw Amady. Rëg-rëg. du Rëg-rëg. écurie Ndakaaru la bokk. Jibi. écurie Ndakaaru la bokk. Jibi daf may rey. Yékini Junior. Yékini. Yékini Junior. ci lutte simple la ci lutte simple. Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye. 40 points pour Djibi, 30 points pour Malick, Ousmane 50, Amady 80 points. Attention déglu bu baax li ma lay wax. gannaaw ba ñu defaraatee arène
Adrien Senghor bu Grand Yoff daal di yokk capacité bi léegi capacité bi ñaata place la 5000 2500 wala 15000 places Amady 15000 places. déedéet du 15000 places 2500. Jibi 2500 places effectivement Jibi moom tamit marqué waat na beneen 10 points dafa am benn stade fii ci Sénégal bàyyil ba yeggali dafa am benn stade fii ci Sénégal laataa ñu koy changer tur stade bi dafa amoon turu maamu benn international français déedéet dafa amoon turu benn góor gu mag goo xam ni gouverneur la woon ci benn région changer tur bi daal di koy jox turu sénégalais léegi stade bi turu sénégalais la am stade bi mi ngi nekk Ndar Géej Mawade Wade. stade Mawade Wade naka la stade Mawade Wade defal ko fukki poñ ba pare defal ko fukki poñ stade Mawade Wade naka la tuddoon avant ñu koy changer mi ngi tuddoon stade gouverneur Wiltord doon maamu Sylvain Wiltord bi doon football équipe nationale bu France maa wala wax da ngeen may jox turu mbër mi ak écurie aywa turu mbër mi ak écurie kii kan la Général. Papi Général. Amady Papi Général. Amady Papi Général mais noo xam ne fii Papi Général Amady Écurie Manga boo. ah kanam ngay bët yi laa xam ne quoi. bët yi nga xam ne ban écurie la nekk Manga. déet da ngay bës voilà Manga yéen xoolee ngeen ah mën ngeen kaa njëkk bës ah xamul Manga kon may ngeen ko 20 points fi mu nekk nii Amady Les 2. ban écurie la nekk Écurie Père Balla. écurie Balla Gaye 2. mi ngi tàkk alors voilà et ici aussi 10 points merci beaucoup ma dem ci beneen ah Jibi moo ko Jibi naka rek Jibi moo ko moom Jibi Quench. ah Quench. ban écurie Lansar fii la tàkkee Lansar. Malick Malick mi ngi bokk fukki poñ bi fukki poñ bi fii la tàkkee fii la tàkkee père xëccoo bi bari na de maa la ko wax attention ñu dem ci mbër bu mujj Amady Wuli 2. ah Wuli 2. Wuli 2 ban écurie non kii moo tàkkee booloo alors à la régie 10 points ici et 10 points pour Djibi léegi nag lee leen di tàggale Fama Thioub jombi nga tey de président écurie yaa ngoog lee leen di tàggale ñu ne ci wàllu règlement yan faute mooy tax ñu dindil mbër mi xaalisam balaa combat bee tàmbali fee la tàkkee Amady bidon 5 litres si la bokk. ah bidon 5 litres si la bokk. bidon 5 litres kenn amul droit indi ko ci làmb si làmb ji. waaw kenn indiwul mala buy dund si biir làmb ji. mala buy dund kenn waru koo indi ci làmb ji waa nga indi bëy wala nga indi ay jaan ak yu ni mel waaw wala ah ponk yi bari nañ de ñaar rek nga ma waxagul non bàyyi leen ko ba mu pare bàyyi leen ko ba mu pare ñaar yooyu rek bëgg naa daal ku ma jox au moins ñeenti poñ yoo xam ni dañu koy sanctionner laata làmba jee démarré ñëwal Ousmane nga xëpp nit gàllaaj nga xëpp nit gàllaaj dañ koy tere waaw waaw nga romb mbër mi laal ko amoo droit laal ko waaw amoo droit laal dañ koy tere waaw beneen business mooy nga dem cumbukaay jàmm waaw dañ koy tere waaw ñee jóge seen cumbukaay non dañu ne dañuy xam nga lan la ñuy tere dañu ne mbër mi xaaral mooy yeggali question dañu ne mbër mi dañu koy sanctionner dagg xaalisam bu fekkee def na faute yi laata làmba ji di tàmbali wax bàyyi ko moom moo doon wax waaw bi ci njëkk mooy nga xëpp ko sunguf amoo droit bu dul sunguf fa gàllaaj bu mu mën a doon amoo droit sotti ko benn gàllaaj waaw boo demee ci cumukaay
amoo droit dem ci cumbukaayam. ci cumbukaayam. waaw. ñetteel bi mooy. bàyyi ko mu continuer. bu combat amee amuloo droit dugg ci géew bi. comme bu combat amee amuloo droit dugg ci géew bi def benn gàllankoor. du boobu. règlement ci liggéey. règlement yi dañuy bañ mooy nga indi mala si biir. dañuy bañ nga indi mala. nga indi ànd nga indi ànd. dañuy bañ nga indi ànd. ànd waaw da nga koy. ànd dañ koy bañ maanaam ak këriñ bi xal bi da nga koy tere. xal bi dañ koy tere. c'est interdit. avant laa wax de. avant laa wax c'est interdit. loolu du dugg stade bàyyi ko loolu du dugg stade. waaw te dañuy tere tam ku ñaar ka moo cumukaay nit. ah cumukaay. xaaral provocation quoi dañuy bañ. provocation c'est waaw da nga koy bañ. et puis dañuy bañ aussi tamit koo xam ne day ñëw di dóor nit maanaam pour agresser ko. wax naa loolu. waaw mais Malick. bon benn bi. waaw moom mooy amuloo droit sotti nit ki gàllaaj. waaw amuloo droit indi mala. mala buy dund waaw. amuloo droit indi bidon 5 litres. amoo droit indi bidon 5 litres. amuloo droit aussi ñëw at plus de deux personnes ci biir kii bi nu mu koy waxatee ci biir loolu enceinte bi. yéen ñëpp da ngeen passé à côté. waaw. amoo droit indi mala. amoo droit indi mala. amoo droit xëpp nit gàllaaj. amoo droit xëpp nit gàllaaj. amoo droit yor bidon 5 litres. amoo droit dugal bidon 5 litres. amoo droit dóor mbër toog si léegi nii. yéen ñëpp jàll ngeen à côté. dama ni question bi da ngeen sàmm xaaral ma wax la dama ni yan sanction la ñuy teg mbër mi dagg xaalisam ci xaar noo jarul kenn di bés dama leen di koy wax yan sanction la ñuy teg mbër mi dagg xaalisam bu defee faute yi nga xam ne moom lay def avant combat bi buy dugg si warul indi lu ëpp 15 personnes loolu mooy kenn waxu ko ci yéen. waaw xaaral ma ñëw rek wax nga ba pare la bàyyi rek yow tamit wax nga ba pare. mais dama rëcc. waaw xaaral rek wax nga ba pare. amul droit indi lu ëpp 15 personnes muy benn mbër mi warul ñëw après heure bi ñu ko convoqué bu ñëwee après heure boobu dañu koy dagg xaalisam yooyu yëpp kenn waxu ko bu yéen ñëpp waxu leen. xaaral rek xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw ah. du ñëpp indi 15 personnes mbër mu ndaw 7 personnes lay indi. waaw xaaral rek may ma rek ma ñëw ñu ne sa bac waroo dépasser temps bi ñu la jox boo dépasser temps bi ñu la jox dañuy dagg tamit sa xaalis ñu ne waroo indi reptile wala mala buy dund ci biir làmb ji reptile sax la ñu wax maanaam waaw ay ñoomin jaan ak ñoomin barak ñooñu ay léeg-léeg gars yi bàyyi pitax de léeg-léeg gars yi bàyyi pitax waroo dugal ci enceinte bi bidon 5 litres li nga am droit mooy bidon 1 litre 5 mbër mi warul dépasser temps de préparation mais làmb compliqué na li ñu leen di teg ci mais keesu CNG ku fa dem da nga fa fekk xaalis sax. non pas d'accord. pas d'accord. non keesu CNG ku fa dem da nga fa fekk xaalis. non parce que def nañu ponction yi affaire yooyu. mais non attendez. mais keesu loolu yëpp boo ko daggee après da nga ko dee. ma ne kii. waxuma dara dama wax rek ne ak kees ba am na xaalis. dama ne amul xaalis. moom mais man waxuma dara dama ne rek kees ba am na xaalis. ma ne man amul xaalis. léegi wax ma. may leen ma wax ma lu tax kees ba amul xaalis. voilà exactement kees bu am xaalis moom mooy kees buy des xaalis le CNG en quelque sorte lii gaañ li nit ñi di wax xaalis ci biir CNG li muy encaissé li muy dépensé moo ëpp loolu il faut que nag nga jege pour xam gis nga ñi nekk CNG tout à l'heure maa ngi dégg léegi ci benn nit rek boo wax muy le professeur Ardo CNG képp ku nga xamante ni kii yaa ngi fa nekk la fa nekk soxalu la parce que cadre nga fa nga doon. dëgg la li nga am doy na la sëkk. dëgg la buñ ci dolliwul ñoom duñ ci dindi. dëgg la loolu moom man dama ko xam parce que maa ngi comité directeur CNG. dëgg la mais terewul. non amul xaalis. li wax gëm naa li mu wax dëgg la mais benn côté la ànd ak moom quoi. ànd naa ak moom comme CNG. c'est que man fu may waxee ak moom fu muy waxee bokkul waaw. léegi léegi comme CNG dagg yi muy dagg mbër yeeg yëpp man CNG leen rek laa ànd ak moom. comme promoteur bu ñëwee di joxe xaalisam. pare organisation ba pare yow
yaay jël sa xaalis fay ay suuf yaay dugal yaay génne. waaw mais non. ah mais. mais non yow laay dégg. mbër mu nekk licence bi 10 000 ngay fay. ah écrit bu nekk récépissé bi da nga koy renouveler 10 000 francs. ñaata mbër ñoo nekk sax. mais du débat dañuy fo rek. xam naa non je sais que dañuy fo mais il faut ñu xamal leen. il faut ñu xamal leen fu may dem mooy CNG. baax na si làmb ji mais am na côté boo xam ne dafa négatif. négatif bi mooy maanaam. dagg yi nii dagg bu grand bu waxee ne amul xaalis ñun mën na la confirmer ne am na xaalis. non waxeewuñu foofu. non c'est-à-dire que xaalis bi ñuy dagg si mbëri. waxuma ni. c'est trop sévère c'est imponction yi waxuma ni dañoo dajale xaalis. déedéet dama gis sanction yëpp c'est des sanctions yoo xam ne c'est des millions. c'est des non wóoruma ndax ay millions dama ni. non millions la. waaw xaaral ma su combat dagg nañu 800 000 dagg nañu fi 1 million 100. waaw mais léegi 1 million 100 yi fan la jaar te frais d'organisation bi promoteur bi moo koy fay. bon dañ ci léegi CNG kon. loolu yëpp dañ ci dellu si waat c'est un autre débat. Papa Alioune Sarr daal que je ne peux pas animer. C'est un autre débat que je ne peux pas animer. mais du ñëpp la ñuy dagg ah. waaw mais c'est un autre débat que je ne peux pas animer. mais du ñëpp la ñuy dagg de waaw. Bobs man dama wax ne. au niveau du CNG. chaque année. il y a le bilan bu ñuy présenter au ministre. effectivement. su fekkoon tey ni bii xaalis bi des na ou bien am nekk na fa. je crois que le ministre est assez responsable. pour bañ a dugg ci kii bi am na nag lu ma la waxoon léegi ne woon naa am na question bu ma la bëggoon poser parce que yow ku mën a poser question mais benn question bu ndaw la rek de. waaw moom mooy le 23 décembre. 2017. waaw dafa am ci benn stade. le 23 décembre. waaw 2017. 2017. dafa am ci benn stade. bu nga xamante ne bii xew-xew bu rëy moo fa amoon ca Espagne. ma bëggoon nga wax ma résultat ba nga xamante ne bii moo fa amoon ñaata la. Barça moo dóor. Barça moo dóor Real de Madrid. ñaata la ko dóor. tampon. méchant bari. sànq muy jaay Real de Madrid. Barcelone moo dóor Real de Madrid. 50-0. may kontaan ci yow bu baax a baax Malick di kontaan ci Ousmane di kontaan ci Djibi di kontaan bu baax a baax ci Adama Amady Thiam alors Fama yegsil defe naa ni waa Motorola dañ leen di jox loo mais damay tàmbali ak waa Bisik d'abord ñu daal di ñëw daal di waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di maanaam suñu gan yi Fama gars yi dañ may sës si biir bi lay. non door nañ la man foogoon ni Barça c'est une petite équipe ndekete door na le plus grand alors ñu dalal waa Bisik si plateau bi ñu def si seen mënin wax ñu li nga xamante ni moo gën ca Bisik ak li tax suñu champion yi war faa am compte. salaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñi ñuy seetaan di nuyu ñi toog fii yëpp di nuyu aussi président yi xam ne aussi am nañ diis bu yan bu diis. parce que président dafa diis. ñu ngi leen ci remercier yéen ñi nga xam ne yéen a ngi encadré gos yi aussi. ñu ngi leen remercier bu baax di leen nuyu tamit. di nuyu sunu ñaari présentateur yu yanj yi macha allah. waaw vraiment sañse bi rafet na ma yokk ko ci aussi. waaw di nuyu sunu père. di wax rek ne Bisik seen banque la. waaw seen banque la du ñu tàyyi di ko wax. waaw yéen ñëpp a war a ñëw. jàpp ci. compte yi yomb na compte commercial yaa nga fa compte entreprise individuelle yi ñu nga fa. promoteurs yi président yi ñoom ñëpp war nañ ñëw ubbi fa compte. ñu xool nu ñu def ak ñoom. ba jàppale aussi seen i écurie. ndeysaan kooku aussi si suñuy projet la bokk. te gars yi ñu ngi ciy liggéey parce que looloo tax ñu dugg si ci làmb ji. def ci suñu loxo ba waa làmb ji xam ne vraiment. seen banque ñëw na dugal ci seen loxo. waaw léegi ñun tamit ñu ngi leen di tàllal suñuy loxo. ndeysaan. ngeen ñëw ñu xool nu ñuy def ba gën a jàppale mbër yi jàppale écurie yi. am na solo loolu si suñuy projet la bokk instant bii nii ñu ngi ci daal man maa ngi ci gare routière Beaux Maraîchers bi. monsieur Ndaw Babacar. maay chef d'agence su Beaux Maraîchers. ñu nga fa di fàttaliku rek ne am nañ suñu mbokk waa parc Lambaye yi. suñuy client lañ aussi. waaw ñu ngi leen di nuyu waa marché poisson di nuyu waa gare routière bi.
parce que vraiment waa Seras xataluñ say waa partenaire Seras lañ. suñuy partenaire lañ. sore woo leen. waaw donc zone industrielle bi aussi ubbil nañ leen suñuy bunt. ndeysaan. waaw parce que jigéen nañ leen dañ ko def ci diggante. pôle boo xam ne zone industrielle mu ngi suñu ginnaaw. marché poisson ngi nii. Seras ngi suñu wet. chauffeurs yi aussi ñu nga fa di leen jàppale ci seeni problème de transport ak passager fii wàcc. ndeysaan. c'est pas donné. ñëw ñu jox la micro nga wax say produit donc Bisik da leen ciy remercier di remercier. ki nga xam ne aussi moo ñu ubbil bunt bi pour ñu mën a jàll. parce que lu ne rek am na koo xam ne moo nekk ci moom ñu ngi koy remercier bu baax. moom Alaaji Mbaye Fall. waaw duñ tàyyi ci di ko remercier. ndeysaan. parce que vraiment il a un grand cœur comme on le dit. kenn vraiment waaw kenn la te am na esprit de créativité. te loolu c'est pas donné. dëgg la donc loolu dañ koy saluer xam ne vraiment ñu ngi koy remercier bu baax. xel maa ñëw. waaw macha allah liggéey rek. merci beaucoup. jërëjëf di gërëm waa Bisik bu baax a baax ak seen taxawaay. ñu ngi leen di gërëm yéen la ñuy ñoo ko bokk nga nuyu ñu monsieur le directeur général. gis nañ ni ngeen ñuy taxawoo gis nañ ni ngeen Adama ñuy def Diop. waaw incha allah. merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci beaucoup. merci. à bientôt. merci beaucoup la banque Bisik waa Motorola tamit daal di ñëw yëkkati ñaari loo daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ki njëkk ak ki ci topp Motorola nag jamono yi ñu nekk ci promotion bu mag ñu élire ko téléphone de l'année ndax ni nga xam ni noonu la defee ak loolu nga xam ni moom la indi ci marché bi soxna si ñoo ngi kontaan bu baax di la nuyu di la ziar. salaamaaleykum Boubacar maa lay nuyu. ñoo ngi lay fay Fama ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi ñi teew ci plateau bi ñëpp. ñu ngi nuyu aussi les téléspectateurs de la TFM. di wax ne c'est toujours un plaisir de partager l'émission L'Oeil du Tigre. di ci kontaan à chaque fois di leen accompagner. di rappeler aussi clients yi que ne téléphone bi c'est disponible partout à travers le Sénégal. point de vente boo dem am na Motorola. ñu ngi remercier aussi suñuy collaborateurs suñuy distributeurs. su ma limee damay juum mais des gens comme Toubacom. Carrefour des services. Badou Sakho Biram Khouma Djili CSB franchement ñu ngi remercier ñëpp encore une fois merci pour la présence. Badou Sakho daa ubbi kër Nanding bu bees. bu bees mu ngi nekk Liberté rond-point Liberté 5. rond-point Liberté 5 nga continuer mel ni ku jëm si sapeur pompier bi ci sa droite. voilà mu daal di ubbi foofu kër Nanding bu bees. indi téléphone Motorola yi. indi téléphone yëpp daal di indaale Motorola. taxaloog boutique Big Store. Big Store. effectivement daal di kon di gërëm Djili CSB. Djili CSB am na Motorola Colobane. Colobane di gërëm bu baax a baax Khouma et frère. Khouma et frère. di gërëm Dieng et frère communication. Janatu communication KMC. SMK bàyyiwuñu kenn ku lim juum. dëgg la ok merci beaucoup. mais ak kon yaa jël maanaam bii nga xam ni moom moo di maanaam moto C bi daal di koy jox le gagnant Amady daal di jël beneen moto C daal di koy jox Jibi ñoom ñaar ñu neexale leen ko ñu kontaan bu baax a baax a baax a baax. merci beaucoup di fàttali que ni tamit Motorola jamono yi ñu nekk dafa nekk en promotion diwlin J'adore tamit dina ñëw jox leen seen loo di gërëm bu baax a baax Sakkanal magasin. Fama ça y est c'est terminé pour aujourd'hui. oui jeex na pour aujourd'hui donc di jox mbokku téléspectateurs yi rendez-vous la semaine prochaine ci yeneen innovation de taille. gërëmagoo sa soxna. ay ca bopp yow kay lee taxoon nga bëgg maa boole. naan ma yow boobu naa la booleeg Mame Diarra. je l'aime beaucoup nee ko téléphone bi pour moom la. oh my god. kii la yor man maa ngi gërëm sama soxna man tamit. waaw Mame Ndiaye. waaw. di gërëm sama papa di gërëm sama yaay. waaw ak suma écrit ñëpp. maa la ko bàyyiwuma kenn suma limee damay jóg. góor day jóge grand frère. ak sama goro aussi maire Daba Ndiaye. ak Jules non kii dafa jéem waay. waaw Malick. non moi je remercie vraiment ñëpp. surtout yéen. ndeysaan merci opportunité bi ngeen ñu tegal. ñoo ko bokk. di remercier aussi. tonton Mbaye Fall Sada ak famille yu làmb yëpp. je xam naa ne sonal na ma ci trop tey jii wax fa dëgganteeg yàlla xam nga fu yeewu 5 heures du matin ñu téye la fi ba heure bi metti na. dëgg la mais nag garaawul dinaa ko nangu parce que xale la bu nga xamante ni bii ci li mu bëgg. Sada waay. combat bii ñu jëm. muy combat Eumeu Sène. que tout Pikine soit comme se mobilise comme un seul homme. pour véritablement jàppale Eumeu Sène pour que mu mën a nekk moo mais il y a aussi Mbaye Fall. bu nga xamante ni bii dañ koy kii su ma ñëwee aussi fekk fii vraiment le doyen. ngeen baal ma Kati il faut que ma gërëm ko. parce que nit la ku baax. nit la ku sedd nit la ku mën a jàppale vraiment ak lu lamb. Boubs merci beaucoup. ñoo ko bokk ñoo ko bokk waaw Amady. maa ngi sant waa Jaxaay yëpp. di sant sama soxna bu baax te portable bi rek moom. sa téléphone bi tam soxna see ko moom. non bu la yàlla am loo xam bu la si yàlla booyee da nga koy nangoo. dëgg la man bi ma saale di woo boobu dem maa ngi woon TFM ba 1h du matin. ndeysaan.
émission Lamine Samba bi. waaw bi fa jógee ñibbi sama kër di fa dem CNG. bi may woo Cheikh Mbacke ma fi waroon a ñëw président Ramdan mu woo na ma ñëwal. dëgg la. maa ngi tàggal ko ak si Mor Ndiaye ngéwél gi production. dëgg la ba ko woowee na ko si dijj bu sulaa jëm. dëgg la mu danaa la yóbbante si moom. ndeysaan. boo demee nee ko. magam laa léppam laa. dëgg la promoteur yëpp nga am sponsor te mu amu ko. ndeysaan nee na yow boo jàppee mu am ko. man mu wutal ko sponsor. nee nga wutal ko ko. incha allah daa ko wutal partenaire. incha allah amul benn problème. si liggéey boobu parce que vraiment ñi dëkk base yi da nga koy bëggee. da nga koy bëggee parce que il part de zéro. pour accéder fu mu toll macha allah. yàlla na ko yàlla bàyyi ak soxnaam Maam Jaara. amiin ak njaboot gi yëpp barkeel si kattan yaa te li mu wóotu. yàlla na dem ba toog ba amal télé ba ak rajo ba am loolu la ko yéene ñu baax rajo banlieue. banlieue FM. wala Boubs FM. foog mu ñëw. banlieue TV. banlieue TV foog mu ñëw incha allah. dinañ ci liggéey incha allah bu soobee yàlla Papa Kati maa ngi kontaan bu baax a baax. Njóoba Konte Konte bu ko rek maam Farimata ak Ndiak bu Adja Marika mi ngi lay nuyu. bu Adja Aram Diène mi ngi lay nuyu. ñooñu ñi ngi lay gërëm. Ablaye Konte ngi lay nuyu. Bàcc Konte ngi lay nuyu. Mambay Konte ngi lay nuyu. ak Ganna Konte waa kër gaa ngi lay nuyu kon xam nga waa kër ga. waaw kooku moom kon yow sama papa nga sama maam nga sama lépp nga Fama nga nuyul ma Matar. dina ko dégg nuyul ma Diarra. dina ko dégg je l'embrasse très très fort ak mes deux butchou. Inch'Allah. Alors merci mbokk téléspectateurs yi Boubacar. dig daje. La semaine prochaine. Inch'Allah. Merci à toutes et à tous. Ciao et à la semaine prochaine. arbitre bi mi ngi ci digg bi taxaw stade bi ñëpp a ngi concentré wu ñay way ña ngay way waaye ñiy bëre pare nañu Moustapha Gaye Sokh ak doomu Dangu Sokh fu mu bokk. Sokh mi ngi bokk équipe xam sa cosaan bu Pikine ginnaaw raay. doomu Dangu bokk ci équipe bi naan école de lutte Songane Gueye ca Tëngéej dëkk bi nga xamante ne mbër yi fa génn bu ñu koy lim tey duñ fi jeex maanaam kii mbërub lébu la. aywa arbitre bi daal xam naa ni moom ku parewul moom pare na. mooy Sitor Ndour le président des arbitres. D'accord. C'est un professeur d'éducation physique. Vamos maa ngi dem ñaari pied droit gars yi wala pied gauche pied droit pied gauche pied droit kon Sokh tànku càmmoñ salaamaaleykum nag Boubs mu wàcc armé crochet droit ni mu ko armé nag wax dëgg yàlla tamit tax koo baax. xàcc na crochet droit te yëpp bii mooy annonce. loxo bi ci kanam mooy annonce. bi des mooy réalité. annonce réalité. waaw mais ñoom ñaar ñëpp ngemb bu verte lañu def. dañoo toftal ca ngemb la ay tegtal la nag làmb moom. da ngay gis mbër yi ngemboo ngemb rouge ñu ne ko takk ci morceau bu weex. ay tegtalu làmb la làmb nag ay tegtal la commencement nag ba fin. ku ci nekk dañ laa tegtal na la sagar bu verte daal war naa bokk sa ngemb. est-ce que nuróowuñu ay galaaj. kay mën naa nekk ba tey. en général yu mel ni boo ko gisee rek day mel ni benn waaja da bari ci làmb nag. benn waaja mooy ànd ak ñaari gars yi. benn sëriñ ba. ànd ak kii mais benn sëriñ amul droit ànd ak ñaar ñëpp. waaye dañ koy def day am ba tey day am ba bëgg. léeg-léeg day am si làmb ji. si du jeex. oui. xam gisoo yenn saa ñu naan la ñuy ñaar dañoo bokk ay gàllaaj daa mel dañoo bokk sëriñ day am des fois. waaw mais li ma gën a li ma neexul fii mooy Sokh ni mu armé crochet droit am nii ak ni mu mel ni kuy yore. ñëpp di ko gis ñu xam ne crochet ba déparé na këri kaw. voilà jëm këri suuf waaw. vamos maa ngi dem. fu mu jëm dina dem de. est-ce que dina ko dal sans rien faire gis nga direct droit ça c'est bon. ce qu'il vient de faire doomu Dangu. gis nga dañuy jigante xool loxo yi dañuy jigante. jàppante yomb. Sokh toujours le crochet droit. voilà donc fii Boubs dafay nettali tout juste rek ne ci côté bagarre mbër mii nga xamante ne moom mooy doomu Dangu moo gën a mokkal xeex ka adversaire am bii di Sokh. moo tax nag dama séentoon ne combat bi Sokh dafa waroon ñëw privilégié bëre bi ndax kii xeexkat la day xeex. te gis nga ne mokkal na xool crochet droit bi mu dóor. mais ni ñu taxawee nii est-ce que lu mu nekk gaucher daf ko avantagé. bari. Maaw dellu sul tuuti. Maaw. alkaati bi. ok. alkaati bi lan kii sa waay c'est le leader policier. alkaati bi am na lu mu wax. Maawo. Maawo wil googu Big Pato. Big Pato le leader policier. mais Maawo xoolal alkaati bi am na lu muy bañ de nemal. war nga sa savoir faire voilà. gis nga
alkaati ba bañ na de. parce que c'est seulement un lutteur. bu dee nag ay collègues policiers am. ñëw seetaan si lamb. donc day toog di commentaire ndax day dund lamb. mais am na lu muy bañ. am na loo xam ne d'accord ci jàppante bi. si loolu nag mënuñu ko xam ndax ay image la. donc moom mi ngi def jëllam à sa façon. à sa façon exactement. jël moom ku nekk sa façon nga koy defee. waaw gis nga xool kii. damay wax moom tamit. amateur ay mbër la ñu waaw. xoolal ma sox ba tey mi ngi ko bàyyi boppam. adversaire baa ngay jekkal di dugal ay loxo ngemb. sox ba léegi teewul fenn tolow voilà kor ah non bii mooy deuxième uppercut bu am importance bu sox jox adversaire bi nga xamante ne mooy doomu dangu moment bi mooy moment temps fort bu xamante ne sox moo ko moom. lamb gi day balancer si ngeen au début. doomu dangu moom mëne woon le débat temps bu gàtt sox ñëw di mener le débat waaye nag dafa ko mëne par bëre pas par dóor yoo xamante ne amul trop importance. vamos maa ñu dem voilà la fatigue c'est signal pour doomu dangu un pas en arrière. la bouche ouverte. pour respirer. waaye toujours en garde gis nga. là il n'a plus ce réflexe. sox di ko topp ñëwaat encore tëgg ko un crochet droit bu ko dal ci temp ça c'est ça image kese mooy wax. ubbi na gémmiñ gi mi ngang ne non seulement la fatigue signalé wu na ci moom. avant le coup sax sonnoon na ba pare mu jël coup bi carrément les yeux fermés aussi ça c'est vraiment beau image rafet la quand même vamos maa ñu dem arbitre bi baa ngi leen di xool carrément si Sitor Ndour léegi nag ñu ngi ci korante ñoom ñaar. voilà korante. à toi à moi. maintenant avantage doomu dangu avantage doomu dangu. avantage doomu dangu. ko jàpp bañ a bàyyi di dóor. avantage doomu dangu. Uppercut pour finir son adversaire pour jeexal combat bi mooy dernier uppercut bi nga xamante ne moom la dangu doomu dangu dóor avec la manière def na ci tout poids de son corps vent. droit ba nu mu def. maaw le pied droit naka la flancher di dem parce que jël na ko ci menton. oh là là oh là là. il a mbër day daanu. dëgg la façon bu ne. dëgg la daanu mais il a fait un grand combat. il a fait un très grand combat malheureusement il est venu lutter en reine. mbër booy bëri si mën a bëri da nga ñëw indi sa mën a bëri sox dafa mën a bëri la moo tax mu bëgg a taxaw fi doon da jëmale suba. est-ce qu'il n'était pas sous pression parce que dañu daan frère am. semaine bi jiitu. ñu daan ko après moom. mais oui mais c'est son compte son frère. Bébé Saloum moo daan Jet Li. Bébé Saloum moo daan Jet Li. une semaine après moom ñu daan ko. c'est la loi du sport. félicitations à doomu dangu nos encouragements à sox mbokk yi gis ngeen nag doomu tëngéej bi doomu dangu un lutteur vraiment coriace noonu la def ñi nga xamante ne moom mooy sox di ko dóor vraiment ba mu sedd guy yi mu doon jël bu set wecc ba amul benn warante fii ci stade Iba Mar Diop. chapeau mon consultant. merci beaucoup.